leen ak jàmm ci seen biir site bi di vippeople.net ak vipinfo.net ñu fas yéene ñëw nag daal di leen jagleel seen revue de presse du jour tey ci àllarba bi ñaar fukki fan nag benn ci weeru octobre. Nabouza is back laa leen di tegal ni ñu tàmbalee ki yéenekaay bi di tribune moom nag daal dina fësal ci xëtam bu njëkk mu ne violation de la décision de Macky Sall nag moom moo daal di wax loolu moo jëloon benn décision boo xam ne jamono ji nag dañ ko daal di violer ñan ñoo ko violer nag muy ay ñoñom nag kan la ñu ne après bi nga xamee ne Macky Sall jëloon na décision interdiction wu d'achat de véhicules pour l'État bi mu gannaaw bi mu teree nag képp kuy bokk ci moom di jënd benn oto ci turu état bi nag kenn ci ay ñoñam daal dina def li ni mel violé na loi yooyu kooku nag mooy kan mooy Aly Ngouille Ndiaye gannaaw ba mu jëndee ñett ci ay oto yoo xam ne berling la ngir direction de la police bi loolu nag ñu bëri nag daal di ko ñaawlu ndax xamoon nañ ne ndogal boobu nga xam ne le président de la république jëloon na ko ñoom ci seeni bopp ñoo koy njëkk ñàkk respecté ñu ne déedéet waaye nag nee nañu ñetti woto yooyu nag au total ñu ngi leen jëlee ci 156 millions de francs CFA maanaam 90 millions oto bu nekk mu nekk nag xaalis boo xam ne takku na ba fa takku yem waaye tamit yemuñu ci loolu ndax appel d'offre boobu kenn rek ci suñuy jaaykatu oto yi ñoom ñoo ko daal di gagné muy ki nga xam ne moom moo di EMG automobile la mu nekk nag loo xam ne nag ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu yem ndax booy digle cangaay day fekk yow mi sa bopp nga daal di sangu doy na waar. bu ñu jógee ci loolu ñu daal di ñëw nag ci yéenekaay bi di Vox Populi nag moom it daal dina fësal la ci xëtam bu njëkk mu ne pour freiner les cas importés le Sénégal corse l'accès à AIBD loolu nag mooy nouvelle mesure yi nga xam ne daal dinañ ko jël foofee ci aéroport international Blaise Diagne mu nekk nag jamono ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di jóge ci bitim réew di ñëw ci mim réew nag jël nañu mesure yu doy waar mesure yu am solo ndax nee nañu un test Covid-19 négatif de moins de 5 jours la ñuy exiger voyageurs yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw ndax bu weesul dara déggoon nañu ko kee di médecin boobee ca nekkoon foofee ca AIBD nga xam ne moom mooy faral di def test Covid-19 yi nee na leen rek moo ko metti muy la plupart des tests yu bëri dañ koy falsifier wala tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy passagers yi dañ koy jënd ginnaaw nag bi mu waxee loolu nag ci la njiitu réew mi di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr daal di dogal bu bees bi nga xam ne moom it moo daal di am nee na léegi ku defatul test de Covid-19 moins de 5 jours duñ la daal di valider loolu nag suñu yéenekaay bii di Vox Populi moom moo ko daal di xamle. bu ñu jógee ci loolu nag dañuy daal di ñëw ci yéenekaay bi di libération nag li fa am mu doy na waar ba fa doy waar yem ndax mu ngi daal di fësal ci xëtam bu njëkk lii di mariage entre homosexuel musiba naarul laay mariage entre góor jigéen yi nga xam ne mu ngi amoon na foofee ca Sacré-Cœur 3 ci ginnaawu boulangerie jaune bi ba ñi gannaaw nag bi nga xamee ne yegsi woon nañu ci lieu yooyu nag daal di ci jàpp lu toll ni ñaar fukki góor jigéen ak juróom daal di leen nag yóbbu foofee ca mbaxana doone benn waaye tamit yemuñu ca ndax nee nañu ba ñu demee tamit di góor jigéen yooyee daal di nañu def ay révélation yu garaaw ay révélation yu mucc ayib waaye dara naqariwuñu lu dul ki nga xam ne moom moo jiite woon na mariage boobu ba pare daal di daw moom nag kenn la ci suñuy médecin mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yem médecin nag yaakaar naa ne nag ci njub lañ ko war a xamee waaye tamit ak ci def lu baax ak faj bu demee nag bay nekk borom ñaari tur yi lu ñu jara xoolaat la.
buñ jógee ci loolu nag ñu daal di ñëw nag ci direct news nag moom nag moo daal di fësal ci xëtam bu njëkk ki nga xam ne moom mooy Cellou Dalein Diallo nga xam ne moom it daal dina bokkoon ci candidat yooyee ca Guinée Conakry présidentielle yi nga xam ne moom la ñu génn dimanche bi passé moom nag gannaaw démb ci talaata gi génnoon na doon fësal li nga xam ne mooy mbégteem waaye tamit fësal li nga xam ne moom moo di victoire am nee na nag moom moo daal di génnaat gannaaw ba ñu waxee ni résultat yi nga xam ne nag moom la ñuy commencé publier nag ki nga xam ne mooy Alpha Condé moo daal di jiitu nag Cellou Dalein Diallo nag génn na daal di wane naqarloom ndax nee na bu ñu seetaanee nii élection yi dinañ ko sàcc waaye tamit dinañ ci boole njuuj njaaj ba mucc ayëpp nee na nag na ñi nga xam ne ñoom ñoo di CEDEAO génn nag daal di teel a def seen liggéey lu ci mel nag dinañ di musiba ci réew moomu. buñ jugee ci loolu ñu daal di ñëw nag ci li nga xam ne mooy Walf Quotidien nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk mu ne la banlieue dans la rue demain démb nag la ñuy daal di fësal loolu tey nag banlieue bi nag fas yéene nañu wàcc nag ci terrain bi nag daal di kaas li nga xam ne mooy scandale foncier yi nga xam ne mu ngi répété wu ci gox boobu waaye tamit di dox ñaxtu pour président nag bàyyi leen xel ndax sonn nañ torop nag chaque jour nag nga ni dégg ne famille nangam génnee nañ leen seeni kër nee na nag lu ëpp tuuru nag doy na du samay kàddu nag waa banlieue bi ñoom ñoo ko daal di wax xamle ko ci yéenekaay bi di Walf Quotidien buñ jugee ci loolu nag ñu daal di ñëw na ci yéenekaay bi di l'Observateur nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk coow loolu nga xam ne nag gannaaw bi ministre bi di Serigne Mbaye Thiam génne woon nag daal dina jot na nag pour parti socialiste daal di voté daal di teg ci kanam ki nga xam ne ñoom la ñu bëgg mu jiite parti boobu daal di ne nag ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye dañ ko fa tegoon rek pour intérim waaye nag loolu daal dina jiw coow ci biir parti politique boobee ndax ñooñ ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Aminata Mbengue Ndiaye jógu nañu di wax seeni côté ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Serigne Mbaye Thiam ñoo métti ñu ngi daal di xëcc seen côté waaye yemu ca yeneen jeunes yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk nee nañ nag jot na ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall daal di ñëw nag dellu si waat ci parti boobu daal di ko jiite lu ñu mel parti bi dina xaajaloo ñaar te dina gën a yàqu ndax ñoom soxlawuñu ay pa ak ay maire ku ñu soxla mooy jeune bu mel ni ñoom jeune bi nga xam ne ñoom a bokk pensé du kenn nag ku dul Khalifa Sall bu doy na waar nag ba fu doy waar yam bu ñu jógee ci loolu nag ñu daal di ñëw nag ci journal bii di Les Échos nag moom dafa daal di fësal la ci xëtam bu njëkk mu ne Gris Bordeaux sauvé de justesse d'une humiliation Gris Bordeaux nag gannaaw bi nga xamee ne kooki di troisième tigre de Fass porté woon nañ ko plainte démb nëga nii nag mu ngi wuyu woon foofee ci tribunal ba Gaston Mbengue moo ko porté woon plainte waaye nag yàlla def nañ ci ndox bu sedd ba Gaston Mbengue daal dina retiré loolee di plaintam gannaaw bi nga xamee nag ñaar ci suñuy nit daal di nañu jug nag daal di ci def médiation mu toll ci kenn ki mu ngi tudd ci Thierno Ba ancien mari de Aminata Tall ak El Hadji Malick Seck ñoom nag ku ci nekk bu nga ñëwee jox nga 2,5 millions kookee di Gris Bordeaux maanaam 10 millions yi nga xam ne Gris Bordeaux yoroloon na ko Gaston Mbengue ñoom joxe nañu 5 millions pour Gaston Mbengue retirer plainte boobu waaye yemuñu ca nee nañu nag Gaston Mbengue na leen may tuuti rek yeneen 5 millions yi nga xam ne Gris Bordeaux desaloon na ko ñoom dinañ ko daal di fay mu mel ni nag jamono ji nag arène bi nag mujj na nduru champ de bataille ndax Gaston Mbengue moom it bu jógee ci Gris mu ngi ci keneen chaque jour rek mu am ku muy jàmmarloo waaye nag bu ñu demee nag ba police am ci yoon nag war nañ xoolaat suñu bopp tey mim réew doy na waar. bu ñu jógee ci loolu ñu daal di ñëw nag ci journal bi yéenekaay bii di Le Quotidien nag moom it daal dina fësal ci xëtam bu njëkk mu ne la SODAV tire à boulet rouge sur Macky Sall SODAV nag ñoom ñoo génn nag di dox ñaxtu am colère gu rëy ak naqar bu metti boo xam ne nekk na ci seen xol ñu jëmalee ko nag ci ki nga xam ne moom moo di président wu Macky Sall du kenn nag ku lu dul njiital SODAV moom moo daal di génn di Ngoné
Ngoné Ndour nag li mu wax moom nee na on nous audite parce que Youssou Ndour a des problèmes avec le président nee na nag li waral ñu leen di auditer lu waral jamono ji nag nguur gi mayu leen dara nee na leen rek la parce que magam joojee di Youssou Ndour nga xam ne nekk na fi ministre conseiller au président Macky Sall nag dafa am problème ak moom looloo tax nag ñu ñëw ci rakkam ji nag bëgg ko xoqatal bëgg ko indil problème waaye tamit bëgg ko tuuteel ci biir àdduna bi waaye tamit ci diggante ci biir ay nawlem loolu nag du suñuy kàddu ki nga xam ne moom moo di Ngoné Ndour moo ko daal di xamle ci yéenekaay bi di Le Quotidien. bu ñu jugee ci loolu nag ñu tëjee ko yéenekaay bi di suñu làmb nag jamono ji nag tàng na ba fu tàng yem ndax gannaaw bi nga xamee ne Gaston Mbengue moom i tamit daal dina porter plainte kooke di Gris Bordeaux waaye tamit jugewuñ ci loolu ki nga xam ne moom moo di Abdou Bakhoum ménageur Ama Baldé moom daal dina xamle nee na Modou Lo veut se retirer du combat maanaam Modou Lo bëggatul dara ci diggante mag Ama Baldé def ci bëgg a génn carrément génn ci njaqeet lu waral li mel nag moom moo ko daal di wax kookee di Abdou Bakhoum xëy na moo xam lan moo tax mu daal di wax loolu waaye Abdou Bakhoum ba tey yemu ca parce que nee na Lac de Guiers du xalaat mukk wala du toog sax ba xelam di ko jox mu xalaat jàkkaarloo ko ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé ndax ñemewu ko ñu ne déedéet waaye mu ne amuñu benn lien parenté ak ñoom kon nag lan moo tax ñuy daal di bañ a bëre ak moom mu ne nag ki nga xam ne nag mooy Gris Bordeaux moom xalaatu ko sax na kooku yaakaar na ne saison ren bi moom xalaatu ci bëri ba tey ci suñu lamb ba tey ñuy waxtaane lamb gi rek nee nañu nag infligé à Reug Reug sa première défaite l'énorme défi de Gouye Gui jamono ji nag Gouye Gui nag fi mu ne nii nag boom it face à face ak Reug Reug su ko daal di daanee défi bu rëy lay nekkaat ci ki nga xam ne moom moo di Gouye Gui waaye tamit dina koy yëkkati ba ci kaw a kaw waaye tamit dina yokk li nga xam ne moom moo di kaaraangeem ba tey lamb ji laa leen di wax de chaque jour coow nee naa la bëgg xaalis nag ku ñeme ak da ngay bëgg kaani lii laa leen indiloon tey wasalaam ba suba. jërë ngeen jëf ñu leen di jaajëfal gannaaw bi nga xamee nag déglu ngeen li nga xam ne moom moo nekkoon seen revue de presse du jour tey ci àllarba bi ñaar fukki fan ak benn di leen jox dig daje ëllëg ci même heure bi.